Rosso dëkk bi mi ngi féete ci bëtu Sénégalu réew mi Rosso nag nekk dëkk bu am solo ci réew mi ndax li muy jëf ci koom-koom gi ku ni nag Rosso sa xel dina dem ci lii di bac bu Rosso bac bi mu nekk xëtëru dëkk bi ndaxte moom mooy tax ñi nekk ci wàll wi mën a dem ca wàllu wële bac bi tamit nekk lu am solo ci koom-koomu réew mi waaye tamit nekk màndargay dëkk bi. waaw kon nag moo koy xarit ñi seetaan ku gis si moo taxaw ni xam ne nag maa ngi ci xolu Rosso parce que bu ñu nee xolu Rosso mën nañ ni bac bi moom moo di xolu dëkk bi bac bi di jëlee nit ñi ca wàll bi di leen di yóbbu ca wàll wële waaye tamit di leen jëlee ca wàll wële di leen di indi ci wàll wi ci loolu ñu taxaw ak kilifa gi nga xam te ni moom la ñu dénk bac bi muy Ibrahima Fall ñu nar a seq moom nag ay laajte suñu laaj bu njëkk xam naa day nekk rek mu wax ñu solo bi nga xamante ne nii bac bi am na ko solo ci dëkk bi ak lépp li nga xamante ni bac bi daf koy indil dëkk bi. bisimilah rahmaani rahiim donc maa ngi lay fay di la gërëm donc comme ni nga ko waxee ku xam Rosso xam ni bac bi lu am solo la ci dëkk bi donc dex gi aussi bokk na ci taarixu gox bi diggante fii ak fii donc balaa sax bac di am nit ñi duñ doon jógee fee di ñëw fii ak di ñëw fii parce que ay mbokk ñoo fi nekk donc vers au milieu des années 51 exactement. la fi ñu fi nekkoon ni mooy waa colonisation def fi première bac lu xaw ni ak bac donc bi ñu demee ba 1975 Mauritanie ministère de l'équipement indi ak coopération allemande indi benn ci bac yi mooy bagu Rosso ñu dem ba ci 1980 ñu indi beneen bac donc en 1993 ñu def lu ñuy wax société des bacs de Mauritanie moom mooy gérer navigation fluviale ci Mauritanie. donc société bi am na ñetti bac ñaari fii ci Rosso la nekk benn bi mi ngi Kahidi donc bac bi mooy mu indi jokkoo bi war a dox diggante suñu réew ak Sénégal donc ñoo bokk ci lu nekk donc jaadu na ñuy dem di dikk te ku gis macha allah nit ñi fii nuñ fi nekkee ak gis kii xam na ni en tout cas comme mu dëkk bi bac bi mi ngi ci joué rôle bu mag donc bés bu bac bi taxawee rek. ñaari Rosso yëpp daan ko yëg muy bu Sénégal ak muy bu Mauritanie moo tax donc en tout cas ñun en tant que responsable ak directive yi ñu jot si suñu ay kilifa mooy que nanu fexe ni bac bi bu mu taxaw daal na gën a yokk jokkoo bi loolu mooy rôle bac bi mooy di yóbbu nit ñi di yóbbu oto yi di indi marchandise ak lépp diggante Sénégal ak Mauritanie incha allah. ci jamonoy mbas la ñu nekk ku ne xam ni mbas mi frontières yi tëj na mais dafa mel ne loolu tamit terewul bac bi taxaw. bon effectivement donc parce que bi mbas bi li amee kenn xamu ko woon réew bu nekk dafa bëggoon di sàmm ay doomaanam ak di sàmm kii donc yàlla tudd na que ci bu njëkk lii bu muy am ci bu njëkk bu muy am ñun effectivement fii sentir nañ ko parce que li ñu doon liggéey demeewul noonu waaye comme ñun service public la ñu yor ak li ñu am mooy li nga xam ni dafa luy doxal mbokkoo bi ñu am bénéfice ñu bañ ko am du ñuy doxal liggéey bi rek donc wàññeeku woon na waaye fan yi ci ginnaaw bi ay compréhension am diggante ñaari gouvernement yi ñu xam ni diggante fii ak fee tëj xëju fi affaire bi xaw na jóg xëy na melul comme ni mu meloon avant mbas bi waaye ñoo ngi dem nit ñi ñoo ngi liggéey te ku gis bac bi fii xam na ni am na ay nit yi nga xam ni sax liggéeyu société mais activité bac bi moo tax ñoom ñuy liggéey waxuma la nag lim bu macha allah presque mot na téeméer ci ay doomu Mauritanie ñoo ngi liggéey di ci am salaire di ci am lu nekk. say kàddu sànq wax nga koom-koom bi nga xam te ni bac bi da koy dugal ci réew mi. kon mu mel ne kon mbas mi wàññi na koom-koom bu baax. absolument kooku mbas bi kii nag parce que léegi dafa am ay restrictions léegi du ku bëgg a dem ak ku bëgg a ñëw. parce que il faut dafa am ay chartes am na fi yenn équipe médicale de part et d'autre Sénégal am na équipe médicale ñun am nañu équipe médicale am na sax yenn tukki boo koy def lay laaj ay yenn test ak yenn ci mbir yi donc dootul yombee nu mu meloon ku bëgg a dem aussi il faut nga dem ambassade Sénégal nga jël autorisation ku bëgg a jógee Sénégal da nga jël ambassade donc dem bi ak dikk bi dootul mel nu mu meloon bi nga xamee sax bu njëkk da nga doon formalité yi nga xam ne ku nekk xam na ko mais terewul ñun ñoo ngi dem ñoo ngi ñëw donc te bu nit yi néewee oto yi néew
évidemment recette baag bi dana néew waaye ñoo ngi sant yàlla en tout cas li ñu war a def ñoo ngi fay sunu ay salaire ñoo ngi def sunu ay cotisation fiscale ak yooyu yëpp donc leneen li nag moom ñun lu ñu gën a amal solo daal mooy lu ñu sant ñu koy def rek moo ci gën a am solo waaw dem ak dëkk waaw effectivement voilà ku ne ñu ngi koy dégg ñu ni pont dina am mais li ñuy laajte mooy bu pont amee baag bi nu muy def bon pont effectivement lu ñu rafetlu la parce que aussi décision volonté politique si njiitu suñu ñaari réew yi waaye en tout cas ñun ci biir société bi ñoo ngi ci benn étude bu am solo ñoo ngi koy def parce que aussi société bi comme lu mu ko waxee sànq navigation fluviale lay gérer donc ñoo ngi xool que yeneen gox lu mel na Gouray lu mel na Toufandéssivé ñoo ngi def ay études pour que ñu def fa yeneen vague te ñoo avancé d'ailleurs suba am na ay gan yu jógee bitim réew yu war a ñëw jàppale ñu ci étude boobu ñu xool ndegam daan ko def donc ñun daal am na fi xalaat bu baax yaakaar naa ni bu ñu si jàppale wala bu ko nguur gi nangoo société bi dina continuer am pont bi dina am mais aussi liggéeyu sas bu nu sasoon société bi dina continuer incha allah. bon en tout cas maa ngi leen di gërëm di leen sant te rafetlu naa trop ngeen ñëw fii di wane baag parce que li nga ko waxee baag mooy Rosso te ku wax baag wax diggante bu nga tax suñu diggante ak suñu mbokk yi nekk boor bi loolu lu nu amal solo la donc bëgg nañu à chaque fois bu ñu amee opportunité yu mel nii ñu gën wane baag gën a wane mbokkoo bi diggante Mauritanie Sénégal ñu gën a wane aussi liggéey bi nga xam ni ak fayda bi baag bi amal askanu Mauritanie ak askanu waa Rosso te maa ngi lay gërëm yow ci sa teewaay merci. waaw kon nag mbokk yi xarit yi seetaan ni nga koy gisee nii nag ñu ngi ci biir bac bi ci biir bac bi fi nga xam te ni moom mooy fi pilote yi di nekk ñu fas yéene rek doxantu takkusaan dem fi nga xam te ni moom moo di wàllu bële maanaam Rosso Sénégal bàyyeekoo fii di Rosso Mauritanie ma ci ànd ak ki nga xam ni moom mooy commandant de bord bi tur bi naka la Cheikh Oumar Diop waaye nag ku wax Diop moom di nga wax bac bi ndaxte ku ne xam ne ni ki njëkk a dawal bac bi Diop la sant moom di nekk suñu papa Mamadou Diop ba tey ji ay doomam wuutu ko fii macha allah bu baax si bac bi mu nekk lu nga xam te ni fierté la pour Mauritanie yëpp rawatina ak doomu Rosso yi ñu wax jox ko rek kàddu gi mu wax ñu moom expérience am ci biir bac bi te xam naa rek su boobaa mu jox ma dawal damay ragal nag ma mujjee Kayit ji wala ma mujjee Ndar waaw waaye dama koy bàyyi rek moom mu daal di waxtaan ak ñun si naka la bac bi trajet bi. changement bi boo amee changement bu dis mën nga def 10 minutes mais bon comme nii léegi mën nga def 5 minutes et 6 minutes waaw. mën na def à peu près 20 ans ça dépend si oto yi encore oto yi bëri parfois bu ñu fi nekk day 10 heures si guddi 8 heures si suba 10 heures si guddi ñaari baag yëpp yombul de. yombul de déedéet yombul de déedéet mënuloo yombul de. maa ngi leen di nuyu di leen sant gannaaw bu ñu jullee ci yàlla sëlmal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man maay Ousmane Dia maa nekk ci baag bi mag ñi ñoo fi nekkaloon ba mag ñi retraité dem problème bu ñu mës a am ci dex gi man la ñuy woo ci kattanu suñu borom. problème yu mel nan. problème oto yu daanu yi ci dex yi. ba ci di ci mujj bi gën a métti mooy bi kaar bi daanoo y avait 9 morts. waaw man maa ci jëkk bi ma ñëwee dama jël bidon 20 litres tëj ko takk ko pour def ko repère pour ñu mën xàmmee fan la bus bi nekk génne naa ci au maximum 4 wala 3 personnes yoo xam ne maa ngi génne avant sapeur yi ñëw bi sapeur yi ñëwee mënuñu yeew bus bi parce que ci suuf la woon dama jël mën naa dugg takkal leen ko ba pare jox leen ko ñu génne ko ba bërki dem am na oto bu fi saaraan man maa ko takk génne ko oto yi fi daanu ci dex yëpp maa leen génne man nag maa ngi fi di def te yàlla tax yàllaay fay ñoo mënuñu fay yàllaay fay waaw maa ngi sant yàlla bu baax liggéey bi yombul parce que boo nekkee ci biir ndox di ci liggéey te amoo jëloo butee jëloo dara mbiru yàlla la secret la bu ma yàlla dénk te ma ciy dama ko donn moo ko doon parce que sama papa moo ko daan def ku fi masal la sama papa day génne ñu may yóbbu partout ay Chigara partout Mauritanie may def Sénégal noonu ku am jafe-jafe ci biir dex ki ñu woo si ma koy def te yàlla tax. maa ngi tuddee Hademine maa ngi nekk ci li nga xam ni moom mooy sensibilisation ci wàllu
bi nga xam ni moom mooy Covid 19 ñu gën ko xam ci coronavirus. léegi lan ngay wax gars yi sa liggéey lan la. voilà sama liggéey mooy waxanteeg ñoom ci li nga xam ni mooy les mesures barrières selon nañu def masque bu ñu wàccee kooku ci biir baag bi lay doon bu ma ñëwee buy baag bi di ñëw damay dugg ci baag bi ne leen nañu jël li nga xam ni mooy masque yi bu ñu defee masque yi ba pare dana am passage piéton bi ngay gis fa la ñuy jaar bu ñu jaaree foofu bu ñu paree ci passage piéton bi rek am na robinet bi nga xam ni bu leen di xaar foofu pour raxas seen loxo yi waaye bu ñu paree foofu dañuy dem ci li nga xam ni moom mooy yoon ba ngay gis moom moo jëm ci fi nga xam ni mooy thermoflash bi loolu mooy li nga xam ni moom laa leen di wax pour donc li nga xam ni moo jëm ci coronavirus. waaw kon nag mbokk yi xarit dañuy seetaan gis ngeen ni sunu reportage tay bi lii la woon présenté nañ leen bac bi waxtaan leen ak ñi nga xam te ni ñoom ñoo nekk si bac bi ñi koy dawal directeur bac bi ñi nga xam ne sax ñoom ñooy dem di ñëw ñu nekk si bac bi aussi di sensibiliser si wàllum Covid bi ñi nga xam te ni tamit moom moo di dimbali ñi nga xam ne dañuy lapp wala li dugg si biir bac bi ñoom ñëpp ñu waxtaanoon ak moom mu nekk waxtaan bu yaatu demoon nañ sax ba wàllu wee fi ñu toll nii nag daanaka 7 heures jot na bac bu mujj bi moom moo nekk ni jóge wàll wala di ñibbisi parce que bac yi Mauritanie la ñuy fanaan ndax Mauritanie moo leen moom bac bu mujj bi ma daal si yéegoon man ak sama caméraman Salah doxantu woon rek dem Sénégal léegi ñu ngi nii di ñibbisi fii ci Rosso war a tamit dellu fële ca Nouakchott. ginnaaw bi ñu leen jógalee ci bac bi dañuy dem rek juróom-ñaari kilomètre ci penku Rosso daal di fay fekk dëkk bi di Garak ku ko wax di nga wax wàllum mbay ceeb ak wàllum mbay légume ci loolu nag coopérative bi boot jigéenu Garak yi nekk ay jigéen yu am Pastef ay jigéen yu jàmbaare di bay seeni légume am tamit toolu mango waaye jigéen yooyu ki nekk seen wet aju ci nguur gi moom moo di kuréel gi di Sonader ginnaaw bi ñu leen tettee ñoom jigéen yi ci seen njàmbaarte waaye waa Sonader xam nañ ni loolu lee doyul ndaxte jàmbaar kese du tax jigéen ñi daal di dëtmal lii di suqaliku looloo waral ñu leen di tàggat yooyu bokk na ci naka la ñuy def ba légumes yi bu ñoree te bari ci marché bi te njëg ju baax amul ñu tàggat leen ci ay anam yoo xamante ni nii mën nañ koo dencee légumes yi ba du yàqu ñu déglu leen. nuyu ñëpp di ziare ñëpp man nag maa ngi tudd Mariam Gueye di liggéey ci Sonader ñu gën ko xam ci société bi nekk fii di yëngu ci wàllu mbay ñun nag ñu ñëwoon fii tey ci Garak ñëw fii ci toolu jigéen ñi Garak nag bu ngeen ko déggee ngeen xam ne ñoom ci mbay nañuy yëngu tey nag du ñu ñëwoon fii pour wax leen li ñuy liggéey ak ñoom ndax Sonader ku ko dégg xam ni day saytu baykat yi di leen gunge ñun suñu liggéey mooy gunge leen maanaam bu ñu commencé li ñuy wax travaux ba ci récolte ñun duñ leen di gunge di leen jox tamit ay xalaat di leen dooleel aussi tamit di leen jàppale ci lu ci mel ni bu ñu amee ay problème walla bu ñuy wut comme genre créer ay coopérative walla dara yooyu yëpp Sonader duñ leen ciy gunge tey nag ñu ñëwoon fii di waxtaan ak yéen ci comme ni ngeen ko xamee rek ñoo ngi fii ci tool yi ndax lujum bi dañ koy bay te buñ ko bayee daanu dem ci ba ci li ñuy wax njaay mi léegi nag buñ demee ba ci côté boobu yenn saa yi mën nga am prix yenn saa yi doo am prix donc foofu noonu dañuy def li ñuy wax conservation ak transformation loolu nag bu ngeen ko déggee mooy dañuy jël yi nga xamante ni mën nañ ko denc lu yàgg li ci mel ni kaani walla tamaate ñu def ko confiture nga xamante ni daañ ko denc ba ay juróom-ñaar walla juróom-ñetti weer conservation tamit lu ci mel ni navet walla chipomé mën nañ ko dagg def ko ci ay bouteille def ci lu ñuy wax vinaigre def ko ci température boo xamante ni du yàqu ba diir bu nga ko soxloo pour utiliser ko ñu nekk nag ak ki ñuy wax seen njiit di Codou Diagne moom moo yore centre bi fii di jiit jigéen ñi di leen wan walla di leen jàngal ci ni ñuy liggéey boobu kon yaakaar naa dañ koy bàyyi rek moom dina ci gën a yaatal. Codou Diagne présidente coopérative Garak Femme.
maa ngi nuyu waa réew mi yëpp ak wàllu si réew di waxtaan ak waa télévision fii ci cadre Sonader ndax ku ne Garak rek xam ni mook Sonader yàgg nañu en 1980 la ñu commencé woon suñu coopérative boobu léegi Sonader moo ñu mas di encadré ku ci ñëwee dañ ci wàllu si waaye Sonader ñoom macha allah lépp lu nu xam ci wàllu mbay ñoom ñoo ko jàngal ci daaw ñun mosuñu nu bàyyi benn temps waxtu ne ñu ngi noo xamal dara lu ñu jaaxle yàlla ji leen ko ñu ñëw suñu leen waxee ñu ñëw ku fi mos a jaar ku ne jaar nga ak noonu ci lu rafet. li ma ciy dolli moo di ni affaire transformation bi nga xam ni Marème Gaye commencé woon na ko kooku suñu domaine la ndax ñun ñi ci tool yi moom la noo liggéey ci man dama ciy jàng bay am ci licence boo xam ne dama ciy jàngale ndax transformation bi lu mel ne carotte lu mel ne nawe lu mel ne supame kooku dañ koy transformé moom la ñu wax ni yooyu bu fekkee ne dem na ba bari na mën nga ko xolli def ko si butéel def si vinaigre def si soble def si loo xam ne lii ni da nga koy def ba mu war a neex ñu tëj ko buñ ko solee mu fees dañ koo tëj xam niveau bu moo egg boo ko tëjee ba seet ko bu amul benn air mën nga ko teg ci benn place boobu boo ko fa tegee te kenn ubbiwu ko mën na fa nekk ba juróom-ñetti weer waxtu wu lujum amul rek boo ko génnee mën nga ko jaay wala nga utiliser ko kooku ci wàllu lujum bi la bu dee ci wàllu kaani gi dañ koy def confit kaani waa réew mi defe naa ne néew na ku ma ci xamul bare na feet yu ma teew dinaa ko fi di indi di ko exposé ñu di ko utiliser gars yi di ko jël ndax buñ ko jëlee dañu xam ne nekk na liggéey boo xam ne bu valable la te ñu def encore bisaab bi dañ koy def confiture pataas bi duñ ciy def confiture naaja bi duñ ciy def confiture dégg nga li nga xam ne mooy mango dañ koy def confiture yooyu yëpp dañ koy def ay confiture yoo xam ni waxtu bu nekk daanu ko def ci xam nañu lu am solo la xëy na li ma bëgg mooy waa réew mi ñu jàppale nu ci fànn boobu nga xam ne transformation bu dimbali nu ci dolli nu ci formation yi dolli nu ci nga xam ne lii ay matériel buñ ko war defee ba nga xam ni buñ ko dee liggéey ndax naturel la te ku ko gis ku nekk xam nga ni lu am solo la duñ koy liggéey bu sell boo xam ni amul benn loo xam ne luy gaañal wala luy leneen la nekk na lu naturel loo xam ni ku ne mën na ko jëfandikoo te amul benn effet bu gënoon nag ñu jàppale nu ci bu baax jigéen ñi ba ñu mën ko ba mu yaatu ba nu mën ko yaatal ba ñëpp a jot ci ba kenn ku nekk mën di ko jëfandikoo fa nga nekk maa ngi koy ñaan salaamaaleykum wa rahmatullah. jigéenu waalo jigéenu jàmbaar loolu mës a nekk dëgg firnde bi nag moom moo di bu ñu demee ci benn kilomètre ci sowu dëkk bi di Rosso ñu egg nag ci village des pêcheurs wala ñu gën ko xam ci Wenq fi nag jigéen ñi ñoom ñi ngi yëngatu ci wàllum géej yas ni baag bi nekkee tamit mandarga yi dëkk bi géej yas gi tamit noonu la nekkee mandarga yi dëkk bi di Rosso jigéen ñi di jàmbaar di jënd jën yi ginnaaw bi nga xamante ne ni seen borom kër yi ñoo ko doon napp wante léegi nappeetuñu ñu koy jënd di ko defar ba mu set defar bu mucc ayib nit ñi di ko jël di ko jëfandikoo di ko yóbbu fële ca Sénégal waaye nag ñoom jigéen yooyu le lii di mbas mi dafa indi si ñoom ay jafe-jafe yu bari ginnaaw mbas mi laal na ñëpp waaye ñoom de dañ cee gën a sonn loolu sax li koy firndeel moom moo di kàdduk chef de village bi di Yatma Fall. sunu gox bi ba njëkkaan ñu ngi ko doon dàkkantale Batoir ba ci ay diir ñu tuddee ko Wenq gu rëy tur wi daal di tabbi ci daaray Mourad ci wàllu dëkkandoo ñu nekk fi ak suñu mbokki pulaar yi ak i wolof yi ci anam yu feggoog mbokkoo ak jàmmoo ci wàllu yëngu-yëngu yu jur koom ñoo ngi woon ci mbay mi ak napp gi ci daaray Mourad lépp taxaw ngir ay jafe-jafe jamono yi jigéen yee fi ne di yëngu di jàppandi ci napp gi di liggéey ci wàllu géej jigéen ñi jàmbaare di jàppale góor ñi ci kër yi ak seeni wareef mbas mi ak wareefam faagaagal lépp li doon yëngu-yëngu
ci wàllu koom ci waxtu yi jigéen yi doon jaayi gajj ci Sénégal léegi ci taxaw seetlu lépp taxaw tabbe ci ay jafe-jafe yu tar xanaa di sàkku ci nguur gi ak gouvernement am ñu dal dinoo wallu si ngir suñu gox bi suqaliku. ginnaaw tungu ni du teew ñuy natt ci yëkk ginnaaw kàddu Yatma Fall bile dañuy jox jigéen ñi nga xam te ne ni ñoom ñoo siy liggéey ñu wax tamit seeni kàddu. bisimilah rahmaani rahim fii mooy sunu place liggéeykaay noo ngi sant yàlla bu baax julli Seydina sallallahu alayhi wa sallam fii mooy sunu place liggéeykaay géej gi mooy sunu liggéeykaay parce que léegi def nañ si juróomi at fii rek lu nu nekk di liggéey. si moom lu ñuy liggéey mooy buna bi saa nu gis ko ñëw fii jënd si nu jaay ko saa du nu gis ko ñëw jënd si bu nu tëjee frontière ba léegi jaayatuñu dara sunu bagage yëpp dafa yàqu te amuñu kun si dimbali sunu jaay yëpp dafa yàqu yëpp ngi tegoo juste sunu ku nu jaay boobu nu bee frontière bi waa Sénégal yi ñooy ñëw fii jëndali nu jaay lee léegi nag koo lebal sa alal su demee su ñëwee du la fay moo tax léegi kenn nangootu ko joxe malien yu koy indi fii lu ñu koy indi si noonu jaay na saa nu am xaalis nu fay lee saa nu lebal nu ba nu am ay fan. du nu muñal amee ay fan nu ñëw nu jaay tuuti laa xartile jox ñii di deseel ñii loolu nag lu ñu fi nekkee di liggéey. léegi bunu bi ba frontière bi tëjul woon yéen a ngi gis seen bopp. waaw bu ne boobu frontière bi tëjul woon noonu si loon gis sunu bopp bu baax kay ndax noonu ko doon jaay am na sunu ay clients yu jógee si ndimba di ñëw fii di ko jënd waaye bi frontière bi tëjee ba léegi depuis koor ak léegi jaay nu dara day yàqu rek te ñii sunu ay clients noonu mënoon nu lay bàyyi sunu ñeeru dund kay indil atta bu nu koy jëndun duñ ko fee teg. noonu nooy jaay di fortaatu di lijjanti di wul lu leen fayee. aw sekk naa tudd géej bi suñu borom kër yi ñoo ko waroon napp di ko indi mais amuñu moyen buñ ko nappee indi ko ni nga koy gisee ni mala yi ñoo koy napp duñu ko jaay pour ça ñu jaay am si bénéfice pour ça ñu jaay perte li nga gis ni mu réew mi nii buna la géej bi ni Sénégal luñ ko daan jaayee mais bi corona bi ñëwee ba léegi amatuñu moyen pour jaalee ko boo yóbbu géej bi da ngay transport bi nga xam ne seeni yow mën nga jaay géej bi pour di doo si génn te affaire bi dafa bari xaalis amuñu moyen amuñu matériel yi nga xam ne seeni moom ni ñu liggéeyee xam nga lii ku koy liggéey soxla nga eau de javel soxla nga omo soxla na xaalis ni nga koy gisee nii noonu la bëree xaalis mais loolu yëpp amuñu moyen lii mooy suñu liggéey nag mënuñu ko bàyyi parce que mooy suñu liggéey mais amuñu moyen bëgg nañu si ku ñu jàppale fi ñuy liggéeyee gis ngeen ko ni mu mel noonu place mbalit la dañuy bale ñuy tuur mbalit loolu yëpp amuñu si moyen ba nga xam ne seeni nekk na daal li nga xam ne seeni suñu paral si liggéeyukaay la moom li ñuy suturloo mënuñu ko bàyyi parfois ñu jënd ko jënd bu cher nga jaay sa xaalis jënd wala nga jaay sa xaalis di jënd mais mënuñu ko bàyyi parce que suñu paral si liggéeyukaay la. waaw gis nañ li nga wax ni fi ngeen liggéey dafa am mbalit loolu est-ce que jëm ngeen ci wax ak mairie bi ñu yor wàllu mbalit mi ngir ñu dindi leen fa mbalit mi ndaxte gis nañ ko fa ngeen di liggéey fa ngeen defee géej gi waaye sori bu ko dara mbalit moo fa nekk te géej gi di war a jëm ci biir. maire bi yàlla na bëgg mi mooy président jigéen ñi am na fan yoo xam ne seen noonu la si sonné maire bi dañuy ñëw bale bu ñu balee ñu mbalit mi nañ ko teg foofu daañu ko jël si daañu toog fukki fan wala juróomi fan duñ ko ñëw jël si mais buñ ko jël see si weer bi benn fan wala ñaari fan lay doon ñu bàyyi ko parce que seen bale demeewul noonu. kuy këpp mbalit bi foofu. mbalit bi dëkk bi yëpp parce que dëkk bi amuñu popel yi nga xam ne di nga ko teg seen buntu kër pour bu ñu balee di si def buntu kër bi nekk bu fekkoon di si teg popel boo oto bi ñëwee ñu jël seen mbalit def ko si kon duñu tuur foofu gën mais amuñu papel bu ñu teg seen buntu kër amuñu ku leen jàppale suñu balee ñu tamit duñu jël mbalit rek garanti ko seen buntu kër. géej gi ci ñaata fan ngeen koy liggéey. géej gi nii daañu ko liggéey si ñaari fan daañu ko liggéey si ñetti fan lii nii boo mu woo kongo parce que boo ko weeree ñetti fan daal moom moo gën a wóor boo ko weeree nii da ngay wëlbati sa loxo doo yendal soo weeree mu saar nga wëlbati soo ko bàyyee tuuti bu ko naaj bi jàppee affaire bi day ñor te loolu yëpp tamit si liggéey bi la bokk. mbokk yeeg xarit yu ñuy seetaan li nag moo nekkoon suñu doxantu bu ndaw ci dëkk bi di Rosso ginnaaw bañ leen demalee ca baag ba demal leen Garak dem tamit foofu di Wenq di village des pêcheurs daal di leen di wanale ak jigéen ñu jàmbaar yi dëkkee fii ci waalo yi nag nekk ay jigéen yu am Pastef ay jigéen yoo xamante ni liñ naan ñaari loxo mooy takk tubéy waaye ñaari loxo tamit moom moo di takk sër mu nekkoon Ndeye Fatou Oumar ñu gën ko xam ci Mineur fii ci Rosso ngir télévision bu Mauritanie.